bëggoon dugg pour s'aider. Pas s'aider pour quelqu'un qui a pratiqué vraiment Monsieur Touré. Mais benn anecdote rek laa si joxe. En tant que bi ma soog a door métier bi. ñu yónni woon ma nag ma nekkoon Walfadjri ñu yónni ma ci tribunal ba defe naa processus la woon. ba Babacar Touré waxee ba pare. C'était la première fois ma koy gis et c'était la dernière d'ailleurs. ba tey ma jot nouvelle bu naqari. xibaar bi. ma ne naa dugg wax rek anecdote bi mu vivre nag moom. bi procès bi jeexul sax moom dafa wax ba pare rek daal di quitter le tribunal génn. am nga journaliste reporter bi soog a door day bëgg ay yenn son yi. ak yenn réaction yi. dëgg la. bi ma ko toppee nag jóg ñu bërëb di dem journaliste yi ne ma bu dem moom du faral di wax ci ay rajo bi. man leen damay dem topp ko di daw moom nag le problème mooy ba may topp di daw. di ñetti escalier yi di daw yóbbu sax na maa ngi si ginnaaw. te comme maa ngi soog a toog ñemewu ma ko te ma ne naa topp daw rek. di daw ba ñëw bu muy dugg si otoom daal di ne ma ne dagat ci kanamam. ba pare nag mënatumaa wax nag Alaaji Assane ne xiixat ndax sonn. mu ne ma mais qu'est-ce qui ne va pas. maa ngi bëgg a wax mënu ma wax ma ne ko je suis journaliste à Walf. je voulais vous interroger. mu ne ma daal di génnee bouteille ndox ci kii otoom. oto bi daal ne ma naanal. ma naan ba pare mu daal jël loxoom teg ko sama bopp ne ma. la mu bëggoon laaj. ma ne ko ci procès bi mënu ma waaye bëgg naa wax ndax li nga daj mais man dama wax. ci rajo. dëgg la. malheureusement. dëgg la Adja. léegi nag ma daal di am déception bu mag nag. waaye ndeysaan mu dugg ci otoom ne ma waaye jàppal ne. di nga mos a nekk quelqu'un dans la presse. parce que dafa am ténacité. Pastef gi nga ci boole. moo taxoon ma ne naa dugg rek. dëgg la. wax ko anecdote boo xam ne dafa ma marqué la woon. parce que dama amoon déception. dëgg la mais après. gis naa lu ma wax. ak encouragement yi jaale ak encouragement yi. dëgg la. moo tax na tey bu ma ko yëgee. ma ne dëgg la pour témoignage. mais Adja présenter nos condoléances aussi au groupe Sud ndax bu dee benn weer sax jaaroon naa ko. dëgg la. di ko jaale Omar Diouf Fall. ak Baye Omar Gueye mi nga xam ne maa ngi moom ñoo bokk ci trajectoire dans la presse. dëgg la. di ko jaale aussi un as du barreau bi nga xam ne ñoom ñaari ñoo bokk papa te kenn xamu ko. mu maître Khassimou Touré. ñu ko koy jaal bu baax a baax. di ko jaal l'ensemble de la presse sénégalaise di ko jaal aussi. Alaaji Assane jërëjëf Adja Binte Diallo ñu koy gërëm damay dëggal ay waxam ndax man mii ay jamono ci ginnaaw doon naa sàkku émission yoon wi ak moom président Babacar Touré waaye it tontu benn bi rek nga xam ni ni ñu ko waxee sànq ci humilité waaye it ki nga xam ne ci discrétion. ak it teggin bi mu lay tontoo nag waaw di ci boole kafaale alaaji te ngaa noppalu wax ji moom jéem naa ko convaincre argumenté wax kàngam gi mu doon ak jariñoo gi nu mënoon jariñoo ci waxam ci émission yu ni mel waaye xam nga boobu aussi nit ak ki principe am nit ak bëgg dëddoom àddina nit ak discrétion bi macha allah yal na ko sunu borom xareel jëna seede beneen laata ñuy jël ku bokk ca kër ga nag bokkoon fa Alioune Badara Diallo bu RFM di coordonnateur bu service technique RFM jaar na Sud FM Alioune Badara maa ngi lay nuyu. maa ngi lay ziar El Hadj. bisimilah Diallo ñu ngi lay jaale li ñu bokk. waaw di wax ni rek Babacar Touré vraiment nit ku baax la yal na ko yàlla xarale àjjana. amiin yàlla. di wax ni que man bi ma gëjee jotante moom yàggul peut-être xëy na ay 2 mois si la war a toll. waaw mu ni maa ngi leen di déglu bu baax. ne ma nuyul ma Ablaye Cissé bu baax. bu paree nga ni ko na ma woo maa ngi suivre émission mu yeeg yooyu maa ngi leen di déglu rajo. dëgg la. waaw te di la wax ni que vraiment encadré nañu. donc vraiment tout ce qui est soutien logistique man stage yi ma jot a def à l'extérieur yëpp. dem naa fi Bamako dem naa fi Paris yëpp. gannaaw yàlla si loxoom la jaar. parce que dafa ni moon ni daal da ngay jàng tout le temps. dëgg la. daje woon naa ak moom aussi juste bi mu koy nommé CNRA. fekk mu doon def footing am. mu ni ma Diallo dama la soxla lundi ñëwal sama bureau. bi ma ñëwee mu ni ma vraiment Diallo ñëw naa CNRA mais dama bëgg moderniser matériel bi ak archivage beeg yooyu. waaw boobu mënee defal ay proposition après nga jaar ñu waxtaan. ma defal ko ñu toog waxtaan. donc teniroon na ma vraiment daal en considération. alhamdulilah. donc vraiment ñu ngi sant yàlla bu baax. di ñaan yàlla suñu borom yóbbu ko ci àjjana yi gën a kawe. amiin yaa rabbi. waaw di seede ni. réunion de rédaction ak moom dafa daan tàng jërëb.
waaw te lépp rek daf ko daan def dans le bon sens. bu nit ñi defee édition ak yooyu mu critiquer leen te li yàlla di def ñi mu daan critiquer ñuy génn di jooy. ñoo ñëpp léegi macha allah ñu ngi sant yàlla waaw am na ku la woo am na ñeneen ñoo xam ne ñu ngi dans les plus hautes sphères de l'État. te yooyu yëpp témoigné naa ko dañ daan génn naan non Babacar vraiment daal dafa tàng dafa kii mais ñoo ñëpp ñu koy sant yàlla. loolu la bëggoon lii la bëggoon loolu la bëggoon vraiment ñoo ñëpp ñu ngi si instruction yi. mais merci vraiment ñu ngi lay remercier Assane vraiment liggéey bi depuis démb macha allah rafet na. alhamdulilah jërëjëf Diallo Alioune Badara Diallo ñu koy gërëm bu baax di la ñaanal conseil jàmm également ni nga ko waxee wax dëgg yàlla c'était un grand formateur lii la bëggoon tey jile waaw nit moom wax dëgg yàlla boo bëggee mu mel nenn ni ndax nee nañu wurus sax balaa mu ni mel day am fu muy jaar ci loxol tëgg ba kon mu ngoog ñu ràññi ko tey ci presse tudd nga Ablaye Cissé ñu ko koy jaale Ablaye nekkoon nit ci njaboot gi Sud FM Ablaye Cissé ñu ngi koy jàll bu baax président Babacar Touré keneen ku bu ma tuddee turam it da ngeen naan rek Sud FM muy Abdoulaye Sakho Faye Abdoulaye maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay rajo Assane. di la jaale la ñu bokk. maa la koy delloo jàll. jërëjëf bisimilah ci seede yi jëm ci président Touré. waaw dañ koy jaale mbokku presse bi yëpp lañ koy jaale famille presse bi. jërëjëf di ko jaale waa sud. ndaxte tey moom xam naa ne Sénégal ñoom ñoo ñàkk. parce que am na nit ñoo xam ne Assane. dañuy bokk ci paysage bi maanaam dañuy dem ba dama yàlla baal mais da ngay foog ne nii dootuñu. fi la ñuy nekk dootuñu dem éternel la ñuy doon c'est des éternels mooy. ñu mel ni dem si yàlla Pape Diouf. Olympique de Marseille. ay nit ñu mel noonu da ngay ci paysage bi la ñuy bokk. waaye ku xam ne ku yàlla soxla moom. jaam ñàkk ci dara jaam ñàkk donc looloo tax loolu moo tax ñuy muñ demu Babacar Touré tey. mais Babacar daf ñu marqué rek parce que xam nga ñun ba ñuy dugg si métier bi. am boobu ay xale yu ndaw lañu. donc daf ñu tete nekk mag nag loolu boo ko pour nga xam ko il faut nga toll fii nga toll nii tey. avantage boobu pour nga xam ko. dëgg la foo nga yegg si fii ngay yegg si tey nga xam ne nit ñooñu. ay nit lañu woon. dëgg la nit c'est-à-dire c'est des humains. Babacar Touré bu mënu wax sa affaire professionnalisme parce que ñi mu xëy na maaseel ñooñu ñoo ma gën a mun a wax si qualité professionnelle am. mais sur l'homme l'humain qu'il était. xool ay xale yu génn établissement scolaire ñëw nga xam ne ñii ay ndaw lañ dañuy door a commencer. il faut que ma am nu ma leen jàppee. dëgg la ni mu ñu jàppee woon nag mënuma sax détaillé fii dafa bari. dëgg la mais mun naa la ne Babacar Touré nit la woon avant tout. nit ku cultivé. Babacar léeg-léeg da ngeen di toog di. Abdoulaye Sakho Faye dafa mel dafa rocceeku Ablaye ñu ngi jéggalu. Babacar ok xol bee tooy Ablaye massa waaw kon ñu taaxirlu rek jëlaat ko on garde ligne bi Ablaye Sakho. xam naa Babacar da ngay toog di waxtaan ak moom Assane. xam nga Ibrahima Bakhoum dugg na sànq. di wax ne Babacar léeg nga dugg ci ay sujets yoo xam ne nii da ngay foog ne kii nekkatul intellectuel. dëgg la dafay teg boobu intellectuel bi fële. dugg si Serigne si. dugg ci waxtaanu Serigne Touba. dugg ci waxtaanu nit ñu suñu héros yi fi nekkoon. dugg si suñu waxtaanu culture. ba nga yaakaar ne kii jàngul école. parce que lim ciy xam. yow doo ko xam. dëgg la la nga naan waa kii moom lii fan la ko jàngee ak nu mu def ba xamee. te mun na jóge ci conversation boobu 5 minutes après. dem si ay conversation Banque mondiale ak FMI. ak ci doxalinu àdduna bi ci lu yees. ba nga foo ne kii loolu rek la jàng. donc Babacar c'est un homme multidimensionnel. dëgg la ñun nag def ñu accueillir. boole ñu. merci Abdoulaye Sakho Faye ñu ngi lay gërëm bu baax di la sant di la masawu ci seede yooyu ànd ak xol bu tooy naam waaye am na solo ci ni mu leen defee woon njabootam moom président Babacar Touré ci njaboot ci nit ki waaye ci formation ndax am na lu nit di def ci yow jox la outil de travail bi yamatu ca ndax nit boo ko joxul outil de travail lu mu xam-xam du xam fu mu koy wane mu teg ca nag njaboote la kooku mënoo ko fay moo waral xol yi tooyi rek keneen ci njaboot gi Ibrahima Gassama bu Sud Ziguinchor Ibrahima maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay. Ibrahima jërëjëf yow tam ni ñu ko waxee ñu ngi lay jaale président Babacar Touré. ñoo ko bokk. bisimilah. waaw Babacar xanaa xol bu tooy rek. di masawu ñëpp ñi nga xamante ni daal ñoom ñoo bokk njabootu tasum xibaar ndax famille communication benn la. dëgg la. bu ñu ko yëgee nag xol bu tooy lañ ci jëlee ndax ñun bu ñuy gunee door ci liggéey bi. bokk na ci ñi nga xamante ni ñoom ñoo ñu yokk fit. tamit tax yoon bu ñu jëloon muy yoonu tasum xibaar nga xamante ni
lu ci lalu dëgg rek moo la mën a muccal ndax saa su waxee ak ñun lenn rek la ñuy soññ mooy liggéey bi ngeen di def gëstu leen balaa ngeen di wax dem leen xool lu xew balaa ngeen di wax tamit laaj leen ñi ñu tuumaal wala ñi nga xamante ni daal jege nañu li ngeen di def comme liggéey comme ça bu ngeen waxee kenn du indi ay réero loolu nag ni mu ko doon waxee ayez en bandoulière votre éthique et votre déontologie ba tax na même bu fi nekkul yow saa yu nekkee fii comme ñun ñu nekkoon fii ci Ziguinchor jamono boobu nga xamante ni xëy na ñun ci contexte bu ñu nekkoon ji liggéey contexte spécifique la ndax am na lu fi xewoon ba tax na ni sama naatangoon Ndar wala Jurbel di tasee xibaar ñun fii yokku na beneen jafe-jafe mooy que dafa am jafe-jafe bi fi amoon ba tax na loolu rek moo la ci mën a muccal Babacar nag nekk na ki nga xamante ni donte mu ngi yoon Dakar ak ñoom Latif ak ñoom Chérif et Walid Sey yàlla na ko yàlla xaari àjjana ñun ñëpp kon fii dañu doon bàyyi xel même boo leen gisul mais le simple fait nga jël big tëju di waaj a bind sa papier pour yónnee ko Dakar da ngay xalaat ni lu may wax diw muñ ciy bàyyi xel diw muñ ciy bàyyi xel donc dafa mel ni benn ombre la bu fi nekkoon ba tax na sans ñu nekk suñu kanam di ñu tette di ñu naan fii ngeen di jaar doy na ñun pour que ñu xam ko chaque fois bu ñu koy def donc c'était quelqu'un de très professionnel ni ñu koy waxee je pense que loolu laa njëkk a jàpp ci moom mais discrétion aussi parce que xam nga dans le journalisme dañu ne la première qualité d'un journaliste c'est l'humilité kenn la ki nga xamante ni dafa wàccee boppam donte sax bu fekkee diplôme la mën na diirante mbagg ak ku nekk ci àdduna gi mais il passait inaperçu man nekk naa sud à Dakar à l'immeuble Fat def stage ba jógee fa xëy na ñaar wala ñetti yoon laa ko gis ci couloir yi day ñëw sax dugg biroom toog génnaat dem yoonam donc c'était quelqu'un bi nga xamante ni daal du wonewu du woon nit ñi ni man maay kilifa bi mais njaboot la yoroon mu uuf leen teg leen ci yoon ba tax na à l'époque sud nekkoon na école bi nga xamante ni ku fa jaar rek dañ lay former ba tax na tey je crois que dans plusieurs groupes de presse am na famille sud bi nga xamante ni jaar nañu ci loxo ñoom Babacar Touré donc vraiment c'est une perte la pour presse sénégalaise perte la pour groupe Sud Communication donc je profite aussi de votre antenne vraiment di leen gërëm yéen it ndax seen taxawaay rafet na da ngeen di wone ni daal ñun ñëpp benn lañu dëgg la njaboot genn dàkkal ngeen lépp daal di def li nga xam ne donc yéen aussi vraiment ñu ngi leen ciy gërëm bu baax a baax di leen ko jaale ndax ñu ñoo ko bokk sa wàll jërëjëf Ibrahima Gassama ñu koy gërëm bu baax di ko sant Ibrahima Gassama ci li nga xamante ni moom la xam ci kilifa gi dëddu tey Ibrahima Gassama bu Ziguinchor Sud FM xame ngeen ak moom mii ne ak moom waaye ni mu ko waxee professionnalisme bi éthique déontologie ak humilité yooyu bànqaas daal foog naa ne ku ci jafandu di def métier bi mën nga caa sori lool ci Ablaye Cissé Ablaye bismillah xam naa ne du yomb waaye quelques mots rek yoo xam ne warloo nga ko ak président Babacar Touré ci jamono dafay baax lu baax li ñu xam ci doomu aadama bi ñu jibal ko waaye it delloo ko njukkal ndax nit ki fi nga jaar kilifa gi def lu bari ci yow xam naa ni kenn mënta daal di bañ a teye suñu dogalu borom am waaye ni ma ko waxee rek ci wàllug ceede gi lu rafet lay doon ma bàyyi Ablaye Cissé dallu rek ma jël rapidement Guy Marius Sagna maa ngi lay nuyu bu baax. maa ngi lay fay. jërëjëf bisimilah yow tamit ci wàllu seede rek jëm ci président Babacar Touré. waaw xanaa am naqar bu rëy rëy. am mettit bu rëy rëy. ndaxte bi ma génnee kaso. camp pénal. fexe woon na ba lijjanti sama numéro jokkoog man wax ma ay wax yu rafet. ñu waroon gise waaye mu tombé ci mbas mi ñu doon wax ne bu mbas mi wàññeekoo bu baax. dinañ gise ndekete suñu bàyyi Babacar Touré naroon na dem te duma ko mës a gis bët ak bët ma kay jaale may jébbal sama njaal Sénégal yëpp dama jàpp ne presse sénégalaise moo ñàkk presse africaine moo ñàkk waaye presse àddina bi yëpp ñàkk dëgg la ndaxte ku xam Babacar Touré boole ko ci limu ñi nga xam ne ñoo xàll yoon bu ñuy wax presse indépendante ñoo xàll yoon lu ñuy wax démocratie bi muy mujjee wax ak man daf ma ne man yow nga may fàttali bi ma nekkee xale te ku xam Babacar Touré effectivement xam ne bokkoon na
ci clandestinité bokkoon na ci année de braise. ñoo xam ne dañoo amoon taxawaay lànk bañ ne lu mu métti fii dina fi am presse indépendante. fii dina fi am journalisme indépendant. donc kooku mooy ki ñu ñàkk di jëbbal sama njaal famille am ay mbokkam. ndaxte ñàkk nañ un monument. ñàkk nañ ko rëy a rëy. bi ñuy mujjee waxtaan maa ngi fàttaliku mois de mai mu ngi may yónnee benn message WhatsApp. mu naan ma poisson d'avril indépendance amu fi. yàggul trop bi mu génnee sa dernière benn ci chronique am mu woowee ko maréchal nous voilà mu def ci commentaire ne ma c'est une piqûre de rappel à l'endroit de ceux qui sont les victimes du colonialisme. muy koo xam ne kon aji bëgg réew la woon. muy koo xam ne professionnel jusqu'au bout des ongles la woon. je crois que ku xam Sud Quotidien xam ne école la. maanaam ni xëy na FC Nantes wala xawma écurie Fass. nekkee école pour mbër. école pour ay footballeurs pépinière boo xam ne ku fa jaar ku fa génn ñu ràññee la di la joxañ. noonu la Sud Quotidien groupe Sud ak Babacar Touré. nekkee woon pépinière. d'accord foo xam ne daal dañ fay tette. li bokk ci lu gën a mucc ayib ci wàllu journalisme. donc ma leen koy jaale yéen ñëpp journalistes yi. waaye ma leen di wax ne du yéen rek a ñàkk. ñun Sénégal yëpp ñàkk. man ñàkk naa koo xam ne xëy na du ma mos a toog ak moom jàkkaarloog. moom muy loo xam ne métti na ma loolu. bu baax a baax démb bi may yëgee nouvelle bi. waaye xam ngeen rek yàlla moom. bu bëggee. kenn du xëccoog moom. dëgg la xanaa ñaanal ko rek suuf woyof ci kawam. amiin amiin xanaa ñaanal ko rek. mu xippee àddina. mu xippee plutôt aljana. loolu de laa mun wax ba pare wax ay mbokkam. wax ñi ko jege woon loolu. ñu am doole. doole muñ. doole yaakaar. surtout tamit doole wëyal taxawaay bi nga xam ne moom la amoon. ndaxte loolu moo am solo. ginnaaw seede yu rafet yi. nañu nekk ay Babacar Touré. nañu am taxawaay Babacar Touré. ba keroog ñuy sangoo suuf. di roy ci moom am na solo. Guy Marius Sagna ñu koy gërëm bu baax di ko sant ci seede yu am solo yooyu nga xam def na ko ci kilifa gi ndax jotaay dox seen diggam ak moom ci bañkat ba mu nekkoon xeexkat bi waaye it ponkeel ak cofeel gi ci réewam moom président Babacar Touré. Maodo Malick Mbaye mu ngi ci jokkoo bi Maodo Malick maa ngi lay nuyu. Maodo Malick Ablaye dafa rocceeku Ablaye Cissé mu ngi ak ñun Ablaye dégg nañ Guy Marius Sagna ci sud ni mu waxee sud communication ak daara ji mu doon yàlla def nga jaar fa sànq maa ngi lay jaalee kilifa gi gis nañ taxawaay gi également biig ci antenne bi ci gàttal xam naa du xaj ci émission ndax président Babacar Touré macha allah ay fànn naan un homme multidimensionnel mais lan la ñu war a gën a mun a jàpp ci moom kilifa gi. El Hadj li nga wax noonu mooy dëgg mais gis nga yàlla dafa tombeel jëmm ji fi génne léegi muy Guy Marius Sagna. mun naa seede ci lu leer ne gis nga genre yi. ñoo mujjee woon nekk compagnon ak ay xaritu Babacar Touré. wallahi ci lii mouvement citoyen yi. ci lii la doon mujjee dox. mun naa seede man. dëgg la ci lu Guy mi xamul. parce que moom xaw ma ko. mais xam naa ci lu Babacar Touré. di dox tey ci mouvement citoyen yi. bu dul ñoom seen bos bii. wala lu mu seq ak moom Guy Marius Sagna directement. Revocap jeune volontaire yooyu nga xam ne ñoo dugg ci Covid bi te di ci wax ñooñu taxawu bi mu leen di taxaw ak yeneen i mouvement citoyen yoo xam ne moom dafay gis boppam ci combat yi nga xam ne jeunes yi éveil citoyen des combats de principe mu ngi koy am yàlla dafa def danaay faral di dégganteeg moom bu mujj bi yàggul ndax xam nga Babacar Touré bindam dafa raar fan yii ñu génn y a à peine 10 jours Sud Quotidien dafa tàmbali woon di génneer ay articles yu yàgg yoo xam ne contexte boo ko génne tey day mel ni tey lañ ko bind mu yokk ci ñaari fan 2 jours de suite matul 10 jours 2 jours de suite mu génnee ñaari dossier Babacar Touré yoo xam ne ñu def na ko te El Hadj dama koy yemale foofu non parce que kii nii ñu ne moo fi nekk jar na ko après ñu ñëwaat Maître Ousmane Seye parce que xam nga lu tax Maître Ousmane Seye moo nekkoon avocat sud ci jamonoy procès sud CSS xam nga loolu lu fondateur la ci histoire sud communication très bien voilà mbaa bàyyi la ak maître jërëjëf Ablaye maître la lumière lañ ko doon woowee sax ci jamono yi parce que jeune avocat la woon à l'époque nag ñun ñu nekk ay bébé ok voilà jërëjëf Ablaye Maître Ousmane Seye maa ngi lay nuyu Assane maa ngi lay fay jërëjëf ni ko Ablaye waxee kóllëre dox na sa digg ak président Babacar Touré ñu ngi la koy jaale bu baax
waa Ablaye xam na ci lu bëri. ñi nga xam ne ñoo njëkk a nekk sud ñoom Demba Ndiaye. ñoom ñëpp xam nañ ci lu bëri ci sama diggante ak Babacar. suma xarit la woon ma doon ànd ak moom ak doyen Okokan Diallo ak Malick Sow magistrat yi. li may wax nii Khadim Samb xam na ci dara parce que buñ doxaan ba sodd. ci moom la ñuy lekk di bi ba looloo tax indi tey Khadim Samb mu ñëw sud. looloo tax ñu recruter ko sud parce que fi ngay xamee Babacar ni mu xarañee ci affaire journaliste. ku mel ne Khadim Samb nga xam ne du journaliste presque jàngam sorewul ci tubaab mu recruter ko indi ko sud ba mu leen tey un grand journaliste un grand animateur nga xam ne Babacar Touré nitu presse la. li ñuy wax ci dignité li Ablaye wax léegi. man damay ànd ak moom boobu avocat stagiaire la mat na tey lu mat 35 ans. ñu dem tuuti nga xam ne presque maa ngi terminé sama stage en 88 mu am problème bu rëy ak compagnie sucrière sénégalaise. mu am ci man confiance jël ma ne ma yow yaa may défendre. muy procès bu rëy maanaam sama tur sax yaakaar naa ne bu demee fenn ci avocat procès boobu nga xam ne moom moo amoon ci man yaakaar teg ko ci sama loxo. ma ciy xeex ak moom loolu moo tax. ak ni ma ubbilee ay buntam ci sud jox ma émission man ak Jacqueline Fatima Bokoum. chaque matin 7 heures. may dem sud di fa immeuble FAD. di fay def émission. ci droit de la femme droit des enfants. dem na ba ma nekk le journaliste de la presse ñoom Madiambal Diagne ñi xam nañ ci dara ak tous les grands journalistes dugal ma ci artistes yi ñoom Dio Wakam. ñoom Djibril Diop Mambati ma nekk seeni avocat. moo tax bi ñuy tëral CRED nga xam ne moo doon tribunal journaliste yi. avocat barreau bi man maa représenté le barreau au niveau du CRED. maa ngi jaale le président Diop ndeysaan bi fi jógee bi fi Kader Diop ndeysaan suma xarit la ku baax. vraiment ma liggéey ak moom ay at ci CRED ci affaire journaliste yi parce que seen tribunal boobu ci laa bokkoon. Babacar dem na nag ba léegi nag sama mbokk la doon parce que xam naa famille yam yëpp moom xam na sama famille yëpp maa ngi fàttaliku dans les années 88 90 bi ma lay wax. bi muy restaurer la dignité de la presse. mu ngi def éditorial boo xam ne bi mu koy bind maa ngi toog mu tuddee ko non monsieur le président boobu Abdou Diouf moo nekk président de la République Babacar presque mbokk Abdou Diouf la mais bi nga xam ne dem na bay laal la presse dafa bind benn article boo xam ne non monsieur le maa ngi ñaan waa Sud ñu publier waat article boobu. non monsieur le président la tudd mu wax fa wax boo xam ne. bind fa bind yoo xam ne restaurer la dignité de la presse boo xam ne nekk un grand patriote. man ci laa ko gën a jàpp ci article boobu. maa ngi ñaan ñu publier waat article parce que tey gis nga Assane. jamono dafay dox. dëgg la maintenant Sénégal boo ko xoolee commencé wul en 2012 wala yooyu. yàgg na am na ñu bëri ñu ngi ci réew bi liggéey nañ ci. gis nga Babacar Touré boobu liggéey naag Abdou Diouf liggéey naag Abdoulaye Wade. liggéey naag Macky Sall. mu ngi mel ni man rek man loolu la mel. man réew mooy ma ñor. Babacar Touré xëy na moom ma muule noonu. parce que sama mosul temps yi mu ngi ngàpparu. fa la demoon toog ndeysaan. koo xamante ne daal du woon farfarloo mais. réew mi la moom réew mi rek a ko soxla. su ànd ak yow tey boo defee loo xam ne warul def dafay taxaw ba wax la wan la ko. boo defee lu baax aussi mu ànd ak yow. réew mi moo ko ñor. man xam naa loolu aussi lu baax la. vraiment maa ngi ñaan yàlla xarale ko àjjana. yàlla sàmm ay njabootam. ay journaliste aussi médité ci moom. vraiment mu law maa ngi ñaan aussi. ñu jël loo xam ne affaire presse la. ñu tuddee ko turam ndax turam du fay mbob mukk. incha allah mënut a ñàkk moom. waaw vraiment ñu ngi lay gërëm bu baax maître Ousmane Seye ni mu ko waxee ci monument bu ni mel bu daanu Ablaye ñu lay gërëm di la sant ndax yow ki fekkee ki ñu nettali du benn macha allah gis nga ni nga introduire Ousmane Seye ñu wéyal rek ci kàngam gi nga xam ne bu ñu ci doon wax ci moom duñu fi jógee tey. waaw non wax dëgg fa yàlla. fi ma nekkoon mooy digganteem ak mouvement citoyen yi. parce que daf ci gis boppam ci jamono ya nga xam ne. yor track sax di ko distribuer clandestinité la woon. moom mu jógee fippu ak ay ñoñam gis nga syndicaliste la Babacar Touré. ba mu ciy toll syndicaliste la. ndax looloo indi fippu bi génn gedd ne ñun dañuy taxawal li ñu mën a li ñu xam. taxawal seen bopp këru liggéeykaay. muy Sud Hebdo ba jur li fi nekk tey. ni muy gisee boppam ci mouvement citoyen yooyu mooy gis ni éveil citoyen conscience citoyenne dafa am. du caagan faral naa leen dem leen xam déedéet. nit loo toll. da nga koy dox ba mu mat sëkk. man day sama gëj a dégganteeg moom yàggul. ndax
gis nga ñaari G yi maa ngi surveiller waale Assane ñoo ko gën a xam. waaw bu gaayee mooy kii point rek, corona wala ak fay ministère dellu. de la santé waaw mais ma avancé. fan yi bi Sud Quotidien génnee ñaari G yooyu nga xam ne ci moom la. moom moo ko bind. oui dossier jàngatu société bi ci problème Covid bi la sax. ak suñu ëllëg ak yooyu. oui yónnee ko message. ne ko dama ko ne rek waaw quel pied kon yes. mu tontu ma ne moom tamit nekk kon yes. gis nga kon. c'est-à-dire fi mu tegu. ak fa mu nekk fa mu toll. taxul mu bañ a xam lu xew ci dëkk bi. xam lu lépp la xam. te umpalewu ci dara. dëgg la dafa am borom xam-xam buy wax ni accessible. taxul mit daanu xam nga nit ñi dañu yaakaar ni léegi da nga war a jafe ci nit ñi sax jafee jot aju ca kaw ci nit ñi aju ca kaw ba ko téléphone am kenn du ko jëlal mooy décroché téléphone am kenn du ko jëlal téléphone am te gis nga day texto message comme tey am na fi Assane am na ñoo xamante ni ndeysaan mais moo tax am na ñoo xam ne fekkee nga seen doxee ay carax tey pour nga jot leen problème la dëgg la moo tax nag njariñ gi mu amal jeunesse bi ak réew mi tey jii mën na ne booy faral déglu su may jël antenne suba gi naan buy bu tojul du am njariñ gis nga nit accessibilité daf ci baax wàccee sa bopp dafa baax waaye toj ba nit ñi mën la jariñoo dafa am solo aju ca kaw rek ne mungu amuloo kenn njariñ kooku mën nga fee jaar ba jàll ci àddina doo fi ba dara ndax doo jàngal kenn doo xamal kenn. mais tekki bu amalul nit ñi njëriñ sax. da dul barke. dëgg la. parce que bu nit ñi bu la mënul nit ñi buñ la mënul a ndamoo. waaw te nag ndamoo la. mooy li ngay yor. muy xam-xam. très bien Abdoulaye ñu déglu Mamadou Ndiaye. 40 du ministère de la Santé et de l'Action sociale de ce lundi 27 juillet 2020. Nous avons reçu les résultats des examens virologiques ci-après. Sur 1083 tests réalisés, 83 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 7,66%. Les résultats positifs sont répartis comme suit. 64 cas contacts suivis par nos services et 19 cas issus de la transmission communautaire répartis comme suit. Thiès en a 2, Dakar Plateau 1, Diamniadio 1, Fass Delorme 1, Grand Yoff 1, Guinguinéo 1, Kaolack 1, Kébémer 1, Kédougou 1, Keur Massar 1, Mbao 1, Mékhé 1, Passy 1, Popenguine 1, Richard Toll 1, Rufisque 1, Touba 1 et Ziguinchor 1. 68 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 50 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. 3 décès ont été enregistrés ce dimanche 26 juillet 2020. L'état des autres patients est stable. À ce jour, 9764 cas ont été déclarés positifs, dont 6477 guéris, 194 décédés et donc 3092 sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale présente ses condoléances aux familles éplorées et souhaite un bon rétablissement aux patients encore dans nos services. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale exhorte les populations au respect strict des mesures de prévention individuelle et collective et rappelle au passage